leen bal ak di leen ñaanal seen métier bi ngeen nekkee yàlla na ngeen si am ndam parce que métier boo xam ne da ngay poser question nit ki di tontu maanaam juumte mun na am ci côté bu nekk moo tax il faut que nit ñi di comprendre ku ci juum rek na la nit ñi comprendre mais métier bi daal yàlla ngeen si am ay ndam quoi. waaw am na solo Amine macha allah am na solo Père Kairé defe naa man li ma lay njëkk a laaj mooy fi nga ñëw tey muy Soumbédioune fii xam nga ko mais ñaari mbër yi Baba Diaw boole muy Gamou Gueye ak Sokh ñaari mbër yooyu boo ma leen doon jàngatal techniquement. waaw bi si njëkk da nga tudd Baba Diaw donc foofu il faut ma taxaw fa tuuti parce que Baba Diaw li ñu lii dafa yàgg depuis papam la moom papam dafa bokkoon ci mag ñi nga xam ne fii Soumbédioune saa yi ma daan bëre da daan ñëw stade muy papa Baba Diaw saa yi ma daan bëre bokkoon na si mag ñi ma daan dagg bi ñëw di ma seetaan loolu di dem ba mu dugg làmb tey ñoom Baba Diaw bu ñu duggee làmb yàlla ak man moo tax man nag ma am lu ma représenté ci quartier bi doon mbër yàgg a jooy na il faut que Soumbédioune pour mu suqali ko il faut que mu am promoteur yàlla def na nag Baba Diaw doon promoteur donc dañ koy ñaanal nag ñu xam ne lépp loo xam ne mu ngi koy def ci làmb dañ ma ciy gis wetam lépp lu muy def ci làmb dañ may gis wetam parce que man dama yàgg a ñaan yàlla lu mel ni promoteur xale ñëw di jàppale xale yi. kon daal ñoom fii neex na ci yéen trop. neex na si ñun trop beneen bi si topp nag mu doon xale bu am ambition aussi parce que li tax mu am ambition da nga wax léegi qualité combat yi muy taxawal loolu pour nga koy taxawal il faut nga doon amateur. boo xoolee Sokh Gamou Gueye ak combat ci am ak yeneen yi nga xam ne mu ngi koy nësër kon ay combat amateur la tëgg Sokh Gamou Gueye nag combat boo xam ne na ci amateur yi bàyyi xel parce que ñaari xale yooyu ku ci nekk war nga da nga bëgg a doon dara ëllëg te man maa ngi leen di suivre bu baax a baax a baax Sokh maa ngi koy suivre Gamou Gueye maa ngi koy suivre. te gis naa leen ku ci nekk liggéey nga lu tax nga daan sa morom moo tax combat boo xam ne la du ku la ne dafay yomb rek day nax boppam Sokh buñ ko waxee day yomb nax nañ boppam Gamou buñ ko nee Sokh dafa yomb day nax boppam te lii man maa leen ko wax di ngeen gis combat bu neex di ngeen gis combat boo xam ne danañ bëre danañ xeex parce que date bi yàgg na te ñoom ñaar yëpp depuis ñu renvoyé combat bi ñoom ñaar yëpp te duñu nelaw kon Sokh ak Gamou Gueye bu koy bu daal xam ne combat bu neex a neex lañ jëm incha allah. ñoom ñaar boo leen xoolee ci côté bëree mbapat. ñoom ñaar nga xool Sokh xool Gamou yàgg nga leen suivre. sa kanam la ñu bëree ba fi ñu toll nii tey. waaw maanaam qualité bëree ñoom ñaar boo moo doon comparé kan moo ci ëpp faveur ci ñoom ñaar. non loolu dafay xaw a jafe mais gis naa benn xarañte boo xam ne ci ñoom ñaar ñëpp mais Gamou Gueye dama ko gis ne xale bu naqaree daan la. Gamou Gueye naqari naa naan parce que macha allah ni mbër yi di toll ni mbër yi mën a doole et puis dafa am fit day xeex waaw boo gisee mun a xare daan mbër moo xam ne la mën na bëre parce que mënoo juddoo ci tefes doo mën a bëre mënul nekk impossible ay mbër yoo xam ne ci tefes lañ juddoo ba pare mu dem jàngi xeex parce que seetaan naa benn combat moog Pape Ndoye boobu maa ngi ci kaw tribune yi mais keroog dama ko super sàpp dama dee sax xale yi ma àndal gis ngeen combat bi ni mu méttee tey ku ci foog ne làmb dafa mett da ngay nax sa bopp moom ñu daan jël bu rëy Sokh aussi dafa juddee Pikine aussi foofu làmb la ku ne Pikine xam ne foofu yëfu làmb la sa boo ci limee ñeenti rek ci mag ñi kon foofu juddoo fa doon mbër boo góorgóorlu am nga dara te aussi xale bu am fit la ñeme na kenn mënu man mosuma gis ñu sëkkatal ko wala dóor ko mun a ñàkk jom ci làmb gaa nag bëri na fi benn combat moo doomu daangu jël ku daanu loolu day am ci làmb waaye ginnaaw si gis naa ne defaru na moo tax daal li ma wax daal combat bu neex la ñuy bëre ji. dóor mu daanu xaj na foofu seen diggante. waaw ñoom ñaar bu fekkee ne ku si nekk dafa suul sa tànk maanaam ñoom ñaar ñu bañ a naxante xam nga làmb naxante la da ngay signaler gauche jàdd droite wala nga signaler droite jàdd gauche mais bu fekkee ne ñoom ñaar taxaw nañu suul seen tànk ne nañ leen jiyaar waaw nañ leen waaw fi del jiyaar kenn mun naa daanu. waaw kenn mën naa daan way laa it fital jiyaar nga daal di nax fital jiyaar bu foog ne loolu nga daal di wàcc di bëgg a dawale ko lamb il faut ngay bëri ay bagage waaw da ngay bëri ay pexe waaw. am na beneen combat boo xam dama siy dugg ak yow. mooy combat boo xam ne ñëpp a ngi koy coow. muy Mama Lamine Garga 2 foofu tamit nit ñi dañ naan Garga 2 moo dàq bëre ñi ne Mama Lamine moo ëpp sañ-sañ moo ëpp fit muy
muy combat boo xam ne 9 juin la war a am tamit arène nationale. loolu tamit combat boobu ñaar ñooñu tam xam nga leen bu baax benn. xam nga làmb léegi bu yóbboo xale yëpp def jàngat ak amateurs yi wala doomu aadama yi parce que am na ñoo xam ne dañuy dem làmb ni rek mais du ñu xam ne am na mbër muy ñëw mais Mama Lamine dama ko gis combat yi mu mujj a bëre bi mu mujj a bëre rek ku ci bàyyiwul xel yaa ngi juum parce que ki mu doon bële moom la ñëpp joxoon favori mu ñëw gis nga daal di fetal jiyaar bi ma la wax nii keroog loolu la indi te dafa mën a bëre waaw dafa mën a bëre waaw dafa mën a bëre li ma lay wax lii xam naa ko baax parce que man mbër tànk yaa ngi xeex di songi rek dama naan mën nga bëre mbër mu dul song mënoo bëre te day song day bëre Garga rek moo ko juutu tuuti si làmb mais moom li ma ko fonke mooy que saa yu sumee ko nga kontaan waaw saa yu sumee ko nga kontaan ba pare dafa dem ci écurie yu bees daa dem ci écurie yu bees te dafa war a relever le défi waaw dafa dem écurie yu bees maa ngi nuyu le chef de file Papa Sow moom fils te papa aussi macha allah am na lu ko yàlla may ci bëre kon moom it xale boobu aussi fi mu jógee dem ak fi mu jëm nii xam naa ne combat bi du yombaat ñoom ñaar kooku aussi combat amateur la man promoteur daal léegi xaw ma nu mu dafa mel ni daal promoteur yëpp ay amateur la ñu léegi parce que li ñuy servir amateur yi macha allah dafa neex mais combat bu am solo incha allah waaw bu neex waaw. kontaan si yow Père. waaw ana Diène waaw parce que Diène gaa yaa ngi doon coow digganteem ak Lac Rose Baba Diaw génne du am loolu noo ko déggee Diène waaw. waaw xam nga Diène mu ngi fi rek doon ndaw loo xam ne rek comme ñi ma lim ñii rek même génération la rek la may wax ndaw yi toujours man moom laa koy wax xam nga man li ma naan yaakaar naa laa tëddee léegi la may wax sama doom moom laa koy wax làmb ji kenn mënul kenn da ngay liggéey ba dëgër jëm sa bopp ñëw la nga liggéey nga jëfe ko Diène nag mi ngi fi génn ci combat bu am importance di profité sax di nuyu sama président écurie mu ngi noonu taxaw ñu ngi ko fal jamono yi rek lañ ko fal macha allah moom it vraiment ku ñu jig la parce que gis nañ ne daal écurie mi ngi avancé du dëgg ba mu bëree pare wax nañ ay combat mais lamb dama ne lamb ku si nekk dafa am position bu mbër di taxawee mbër mu nekk rek saa yoo daanee am na position booy taxawee mais Diène maa daan booy bawol neel benn maa daan marle maa daan koña maa daan malaw seras maa daan Youssou Ndour Balla Gaye wax naa booy bawol defe naa de waaw kii ak dëgg bi maa daan moo daan ta waaye kan kon kooku àgg na ci gars yi léegi nag àgg na ci gars yi léegi li tax xam nga lan la li ma d'accord mooy VIP yi rek ñoo ko mën a may chance VIP yi kese ñoom ñooy bëreeg Diène ñu ne dañ ko may chance mais à part ñooñu ñeneen ñi nekk ci làmb yëpp du may faral sax di juum dama ne Reug Siteu Reug kii guy gi Siteu Papa Sow ak kan nu mu tudd Sa Thiès Moussa Ndoye Garga Mbossé Yékini Junior Diène mi ngi ci lim boobu ñooñu rawuñu ko non raw xalaatuñ ko buñ koy rawee mbër yooyu nga lim rawuñu ko ëpp ñu ko doole ëpp ñu ko sañ-sañ dàquñu ko bëre ëpp ñu ko ginnaaw kon kañ wax ji na fa ren kañ ka amatu lu ñu wax mais digganteem ak sos bi ñuy wax nag digganteem ak sos non sos dégg naa nañ ko jox nees moom nee na nees la soxla léegi waaw loolu yéen gis ngeen loolu non mais moog Diène du combat wala combat non moom kay nañ ko jox nu mu tudd nees moo combat je le respecte beaucoup nag sama gaañ la Zoss. mais père man si say wax de. sama gaañ la sama xarit la je le respecte beaucoup mais absence bi mu def ci làmb Diène dafa liggéey ci làmb ba dépassé ko ci làmb mais jamono ji bu ñëwaatee liggéey ba war a bëreeg booy amuñu problème boobu xaw ma ndax moom moo ko laaj bala laajuñu ko mais guddi yi ñu toll Diène bëreeg Zoss waxoon naa ko jamono yee amul fu mu koy yóbbu parce que bu ko Diène daanee dañ naan xamoon nañ ko moo ko man mag la loolu la ñuy wax te loolu na ko mbër mu ndaw di moytu mbër mu ndaw da ngay bëreeg say morom da ngay bëreeg say morom làmb ji loolu lañ soxla mais ëllëg am na si loo xam ne tey bu ko stafu Diène jëloon kon ñëpp jéppiñu loolu la ñuy bañ nag ñun parce que fi mu nekk moom ñun xam nañ ko xam nañ li mu mën ak li mu mënul
xam nañ ko mais bëreeg Zoss daal du avantage am moom. père bi fi may jeexal ak yow mooy est-ce que père su ma la déggee mbër yi nga lim saam. waaw ne ñooñu mayuñu génn sens. mayuñu VIP yee koy may sens est-ce que ràccoo jëmale sa kanam. yàlla xam ne man li may wax toujours dama koy gëm parce que ni ma la limal rek ku leen daan tamit nañ waxante dëgg ñi ma la limal nii rek yàlla xam na ne ku leen daan xëy na sax ni mu demee la mais mbër yu bëri egg nañ tey feeñ fa war a egg li def jaay jéen def defuñu ko juñu nag doy na borom xel jéen kenn du ko wutal yoon jéen ñun wutaluñ ko yoon combat yëpp choc la combat yëpp mu bëre choc la bëre te dañ naan sax du si génn moom mu ñëw génn si avec la manière kon kañ moom mooy fi mu nekk tey moo fa yóbbu boppam mais utaluñ ko yoon parce que li tax may bañ looyu boo léegi boo ko tëlee yoon mu war a bëre gaay day am problème te loolu la ñuy bañ nay mbëkkanteeg gaay yi rek nay mbëkkanteeg ñoom nay mbëkkanteeg ñoom waaw jërëjëf waaw